asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yu Walf TV la voix des sans voix ni ñu koy defee altine bu nekk si diggante 4 heures si ngoon ak 5 heures ñuy waxtaanee mbirum autotransport mooy seen émission bi nga xam ne lépp day wax si lu soxal ci wàllu dem ak dikk bi muy tali bi jaww ji wala ci géej gi. tey nag ñu fas yéene nag tey loo xam ne presque mën nañ la émission spéciale la parce que fan lañ ko jagleel mooy tataay defoon nañ ci fan yi passé mais dafa tombel nag décembre nag ci atum 2005 lañ lancé woon tataay moo tax tey ñu dalal ñoo xam ne ay si acteur lañ au cœur du projet ba projet bi di démarrer mooy dama tàmbali ki nga xam ne ñaar ñi ma ci invité mooy Adama Ngom nekk secrétaire général syndicat professionnel du transport SPT moom tamit ma dalal ci ki ñuy wax Modou Mboup transporteur la nekk chargé des revendications de l'AFTU gannaaw nag ñuy soobu tey nag thème bu ñuy wax mooy problème de modernisation du transport urbain ci biir Ndakaaru lan la enjeu yi tey lan moo ci nekk boobu ak léegi ñu jot a évaluer programme de modernisation bi fan la toll moo tax tey comme ni ma wax rek galaa ñuy tàmbali nag ci soobu ci waxtaan bi ñu tàmbali nuyoo nag ak kii di Adama Ngom ñu bàyyi ko mu nuyu téléspectateurs yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu Théodore di nuyu waa Sénégal yëpp ñu ngi seetaan ci émission bi di nuyu suñu kilifa gi ñuy jàkkaarlool pour bëgg a waxtaan ci wàllu transport. te ñaan yàlla nag lépp lu ñu waxtaane ci wàllu transport rek mu nekk luy jëriñ Sénégal yi di ñaanal ñëpp daal. Modou Mboup ñu bàyyi la nga nuyu tax téléspectateur. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ak a déglu ñu ngi leen di nuyu di am kontaan ci invité bi ñu invité fii ci Walf TV. di nuyu ñu fiy liggéeyee ñëpp di leen sant di leen gërëm seen taxawaay ci réew mi waaye di yeesal suñu ñaan nag ci Sidi Lamine Niass mi nga xam ni dañ naan Sénégal a ko ñàkk man ni déedéet Sidi Lamine àddina bi yëpp ñoo ko ñàkk ndax Sidi àddina bi yëpp la doon servir ci jële fi lu bon et jëmee àddina bi ci lu baax ku ko xam te doon ko déglu ci loolu nga ko xamoon kon dañuy ñaan rek suñu borom yéege ko ca martaba ya gën a kawe ca àjjanay firdawsi ñaanaat suñu borom mu boole ko ci ñi nga xam ne ëllëg ñooy ram doomu aadama yi yàlla boole ca Sidi Lamine Niass di ñaanal it ay doomam yi ko wuutu ci place bi ak yéen ñi ko yore liggéey bi àndoon koog moom Walf Fadjri gën a dëgër ca kaw ca kanam ba ngeen yokk ci loo xam ne lii sax Sidi Lamine mébatoon na ko yokkaat ci loo xam ni mébatu ko woon di ñaanalit sëriñ Adi Niass ci xam-xam bu baax bi muy joxe fajar bu nekk di giidee doomu aadama yi moom it jullit yi yàlla na ko yàlla sàmm te def ko magum lislaam ni mu ko defee xele lislaam na ko defee noonu magum lislaam mu dund lu ëpp téeméeri at ak lu tegal loolu daal mooy suñu nuyoo ba ñu dugg nag ci waxtaan bi. Modou Mboup tey nag boo xoolee mën naa ne boo xoolee 2005 ba léegi tey mën nañu wax presque jëm nañ 14 ans bientôt 15 ans que tataay tàmbali woon programme de modernisation bi ñu koy sóot ñii ne day am du am ñu ñëw ba 2005 ñu ko gëmul woon sax far mu démarré tey boo doon tiré bilan wu tataay tey lan moo am soppeeku ci transport. jërëjëf Théodore defe naa ni yow boo may laaj ci afti dinaa ci sawar ndax ni nga koy laaje di nga ko ni xame ndax cosaan li fi la fekk nga nekk ci conseil juridique yore wàllu journal bi wax dëgg yàlla ñu ngi la siy jaajëfal tey afti amel na la jukkal ndax ba muy metti wax nga ko ñuy bañ ñiy bëgg yaa ngi woon suñu wet fu ñu mas a daje fekk la fa mbaa nga fekk ñu fa mbaa nu daje fa te loo fay jógee doo mbaa nga mujj fa loolu moom lu ma seede la kon tey boo ñu invité ñu war a def évaluation bi dañ ci sawar tontu mu mel ni modernisation des transports urbains de Dakar loolu état Sénégal moo ko xalaatoon lan moo taxoon xalaat yooyu ñëw mooy transport bi ku nekk xam na ni dafa amoon jafe-jafe bu tar accident yi bari nit ñi mënatuñu dem mënatuñu dikk
état Sénégal ca jamono socialiste jamono Abdou Diouf sax laay wax ñu bañ a tudd parti ndax ku nekk président yaay président wu Sénégal gépp mu wax ingénieurs yi rawatina Malick Ndiaye di ingénieur plein nekkoon directeur u transport 13 ni ko dama bëgg nga defal ma ay xalaat ci transport bi lan mooy tax jafe-jafe yi denc ndax boobu it Sotrac daanu na lu ci état bi def ci xaalis boobu day seey ci la Malick ci xam-xamam daal di jël ay nit ay ingénieur comme moom ñu nekkoon Sotrac jël ñu nekkoon ci moom transport 13 ni président dama bëgg ñu créer lu tudd CETUD muy conseil exécutif de transport urbain de Dakar nga xam ne transport urbain de Dakar képp la ñuy saytu suñ ko tegee ba mu baax ñu doog a jàll ci interurbain bi ak yeneen yi kon Malick Ndiaye moomu ñu ngi koy jaajëfal ak fu mu mën di nekk ak fu mu ñu mën di dégg xam-xamam moo jur loolu bi ñu defee loolu 97 la ñu créé CETUD ñu commencé di woo transporteurs yi fekk projet boobu mi ngi démarré 92 ñu ciy wax ba créé CETUD 97 ñu ni kon nañ def renouvellement mu jafe lool nag ba wuti ay financement mu të Banque mondiale accordé ni mën na financer bi mu nee mën na financer mais ci ay critères banque ku nekk xam ne ay critères lay teg parce que Banque mondiale fekk na boobu moo am idée yi 12 pays ci Afrique mu fexe ba seen transport mu ci ayib kon mu ni kon na Sénégal nekk pays pilote bi. c'est que gi xam nañu sax peut-être histoire AFTU ni mu demee tey laa may wax en termes de changement tey yéen transporteurs yi am na ñoo xam ne dañoo bañoon ne projet bi du am ñii ne projet bi day am mu am coow li am fi léegi tey yéen boo leen di évaluer 15 ans yi tey est-ce que am na changement ci yéen ci benn ci koppar wala tamit ci liggéey bi am na changement lan moo ci bees. am na changement bu baax. parce que dañ ni professionnalisation du secteur du transport réforme renouvellement de parc doog a ñëw réforme bu ñu ko waxee mooy samay tubaab nag xuusul noonu waaye ci transport moom lu ñu ci wax dinaa ko mën a xam na réforme mooy doxalin bi biñ doon doxal ci transport moom la ñuy soppi moo waral cahier de charge bi indi oto bu am porte latérale ndax yóbbaale nañu ña doon lang ci car rapide ci marché pays ak njaganjaay yi accident di am ñuy damm éliminé nañ loolu ci cahier de charge bi kon oto bu méngoog jamono la ñuy indi éliminé nañu li nga xam ni mooy dagg-daggee bi ñu doon dagg-daggee di fay ñaari paas transporteur bi dootul jox chauffeur bi oto ni ko indil ma nangam oto bi chauffeur bi mooy xool fu ko neex daw ligne ñëw exigé ligne loolu moo taxoon transport yi bi ñu xamul loolu ñi bañoon bañ ci côté boobu ndax xamuñu fi ñu leen jëme waaye ñun bu ñu gëstoon ñun ñu xam fi ñu jëme ñu nit ñu nangu kon bii mocce daa xam fi ñu jëme bii xamu ko waaye kenn bañul oto bu bees. kon génn ngeen si am ngeen si koppar ah. si ma jàpp koppar bi ñëw na maa ngi ñëw li nga laaj dana la tontu ba mu leer am na koppar. ah am na koppar kon am na koppar. Adama yéen nag liggéeykat yi yéen yore tax ñi am koppar yéen booy xayma maanaam fukki at ak juróomi tey nan ngeen gisee seen bopp ci projet bi. waaw comme ni nga ko waxee rek projet bi depuis boobu ba léegi moom bu ñuy wax secteur transport ci wàllu AFTU moom mu ngi dox ci côté bopp waaye nag est-ce que mu ngi dox ci ñun travailleurs yi loolu la ñuy wax. waaw est-ce que mu ngi dox. ci ñun waa travailleurs yi. waaw parce que ñoom bi leen état joxee oto yi teg nañ leen lu diis naam ndax dañ leen a fayloo lebal leen lu seer loolu ñoom. dama am yaakaar ne ñoom ñoo ko waroon a jëkk a kaas ndax nit ki nga def ak moom lu war a mat 14 ans yooyu yëpp mu chaque jour oto bu mu lay lebal muy gën a seer kon ñoom ñoo waroon a bañ lool parce que dañoo waroon a xalaat ne emploi yi nga xamante bi ñooy liggéey ci AFTU am na lu ñu bëgg kon ñoom waroon nañoo kaas état bi leen di gën a jox oto yi di ko gën a seeral ndax ki lay liggéeyal nga am sa oto bu bees nga jox ko muy daw di la fayal traite dina daw 5 ans oto bi door a mat 5 ans yooyu yëpp chauffeur bi receveur bi mu ngi gën a góorgóorlu nan lay def ba oto bi mu mat ba mu borom man cee jot ba kenn du ko nangu chauffeur chaque jour bu xëyee loolu lay xalaat parce que bu ñu nangoo oto bi
chauffeur bi mën na cee am problème receveur bi mën na am problème ndax la muy takkale pour yóbbu dépasse këram ci oto boobu la ko mën a tee am. mais léegi booy xayma fukki at ak juróom yéen est-ce que yéen am na soppeeku si yéen. le changement amagul ci ñun. ndax lan. ndax lan tey salaire afti bi ñu lay fay tey boo ko divisé li nga ci am bu weer deexee boo génnee say fere yaakaar naa leneen loo mën a am pour nga yóbbu ko sa kasam dana jafe. payoor yi ñaata la. payoor yi loolu moom suñu salaire la yoo xamante bii ñun la ci suñu biir. voilà très bien. waaw ñun ñoo xam li ñuy fay leen ko wax. ah ñëwee leen ko wax. non loolu moom. ñu nga fii moom émission bi lépp fi lay leeree. fi la lépp di leeree parce que ñu ngi laam-laame am na ñoo xam ne fukki junni lañ leen di fay. waaw mais mosu ñoo dégg sa mosu ñoo dégg journaliste ñu leen di fay. ñu ngi naan non te da ngeen dama ni yow xamul xam nga day ñenn ñi naan dañu ne pourtant nag dafa amoon cahier de charge ak banque mondiale si salaire yi ak état bi salaire yi ni ñu ko waree d'autant plus que convention collective du transport routier boobu ba léegi agité nañ ko amul ba léegi c'est pas waxoon nañ ko dañ ciy waxtaan pour mettre ko en applicabilité mais ba léegi amul ñu agité def barème fixé barème genre accord d'établissement presque est-ce que li ñu waxoon ci salaire yooyu respecté nañ ko. salaire yi ñoom la nga xamante bi ñoo koy fay safoor si loolu moom suñu diggante la ñun ak suñuy patron ñoom xam nañ ne li ñuy fay ñoom moom mii xam na li ma koy wax li ñuy fay ñoom xam nañ ne buñ ci génnee suñuy dépasse pour nga am ci looy desal loo xamante bi mën nga cee lijjanti pour nga jënd sa kër wala nga am ci leneen looy desal moom mënut a nekk kon loolu moo waral. est-ce que am ngeen ay couverture maladie ak yooyu. waaw yooyu am nañu ko am mais du ñëpp am na safoor yoo xamante bi am nañ ko parce que ñoom bi ñu ko indi nañu. est-ce que régulateurs yi ñooñu am nañu ay kii receveur parce que yëpp ay liggéeykat lañ. est-ce que ñooñu am nañ. waa régulateurs yi comme ni mu demee ci safoor yi rek noonu la demee ci régulateurs yi parce que man boo xool man syndicaliste la ñëpp laay képp kuy jëngu ci afte rek man yaa ngi ci sama ginnaaw di ma déglu kon muy régulateur bi muy superviseur bi safoor contrôle ñëpp. liggéey bi ni muy doxee ñoom ñu ngi ci def di bay seen war na mu waree waaye nag day am point yoo xamante bi daf cee manqué lu bëree bëri lan par exemple nag waaw mooy li ma la wax rek xam nga mooy dangaa wax warlu salaire yi ma ne la chauffeur yi ñoom gisaguñ suñu bopp ci afte parce que nit ki mënu lay fayal oto dawal la ko 5 ans ba mu fayal la traite ba mu mat kooku war ngaa mën a góorgóorlu am loo yëkkati teg ko ci loxoom mu mën caa jàpp waaye mu fayal la traite oto boobu mat ñu joxaat la beneen oto bu gën a seer bañ la joxoon nga bëgg a wëlbati ko waat fayaat ko te mën a koo fexe ba gis sa bopp ci afte loolu ñoom ñoo ci war a wax. moom boobu nee na xaalis dugg na de. waaye nag ñoom gisaguñu seen bopp de. te yéen gis ngeen seen bopp. waaw loolu day na waar a amoon boobu. xam nga li mu wax déglu naa ko. maa ngi ko ciy gërëm di ko ci sant. war nañ ci gis seen bopp man nañ ci gis seen bopp. te jàpp nañ it ñu ngi ciy gis seen bopp xam nga lu tax li ma koy féliciter nag mooy nit la parce que damay dégg ay safoor ñu dem ci ay organe de presse naan nangam lañ ñuy fay kooku mën nañ ci jëkk a posé question Lamp Fall may leen non salaire moom inspection koy joxe mais kenn ku ci nekk yaa ngi fay ko sa salaire xamoo sa morom lu muy fay mais lu toll ci 7000 travailleurs nga naan nangam lañ leen di fay mais c'est grave loolu kenn du ko wax kon félicité naa la ci côté boobu muy wax ni waa laaj nga ma ni am nañ ci koppar parce que dañ ko teg pour ñu am ci koppar pour transport bi bañatee sooxe mais tey mën naa la wax rek exemple li ngay fay safooru super beeg bu njaga jaay bi duugulam ngay fay safooru tata bi parce que safooru tata bi yoratul weccat ñu am na ñu ne fukki junni ngay fay fukki junni la ñuy jot de bàyyi ma tuur rek ñu koy wax de kooku c'est te dañu waxoon ci départ bi ñaari chauffeur kii bu yéegee abal moromam ñu mujjee léegi dañuy liggéey à temps plein lundi ba samedi bu ñu naree noppaleku seen 2 jours yi amul ma laaj da ngay bàyyi ma tontu la léegi loo ci wax loolu da nga may bàyyi ma tontu la am na ñu ko doon clamé de xam nga jafe-jafe bu fekkee ni sax Modou Fall ku ñu wax Amadou Samb bu fekkee ni pare na ñu teg moom lu muy wax
parce que syndicaliste bi wax na ñoom ñu comparé moom mu répondre nga dagg ma te loolu non dama bëgg nga ñëw pour nga tontu parce que non débat la di nga tontu Modou Fall xoolal Amadou Samb ci archive transport moom wax na moom mu ñëw nga Modou Mboup mu ne ma bàyyi ko nag mu tontu parce que comme dafa am confrontation il faut suñu yaakaar dafa tas ci état Sénégal ak transporteurs yi li tax nag ma jiital sax état Sénégal parce que dañu fi déposé un préavis de grève waroon dem grève à une semaine des élections peut-être élection yi fi doon am élection présidentielle moo tax directeur CETUD ak autorités yi ñu toog ak ñun ak président AFTUC à l'ensemble des responsables ba minuit di discuter ak ñun pour ñu lever mot d'ordre boobu ba finalement ñu d'accord signé benn protocole d'accord boo xam ne ñun ñëpp ñoo ci signé que ne contractualisation travailleurs AFTU dina commencer au plus tard le 15 février ñun dañu wax ne état bi daf ñu doon berner parce que la mu waxoon respecté wu ko gis nañu yàggul dara président de la république ñëw Guédiawaye ne dafay teg pose première pierre BRT ne terre bi dina daw au mois de décembre xaw ma au mois de mars kon ñun la ñu bëgg a enterrer AFTU kooku moom dama wax ne ñun travailleur AFTU buñ ko nangu lundi incha allah nañ déposer préavis de grève boo xam ne dina am ampliation ministère du transport du travail inspection régionale du travail pour que d'ici un mois si rien n'est fait ñu xëy bloqué oto yi dans la région de Dakar AFTU du daw parce que li tax bu ma nee bloqué oto yi AFTU mooy transporter 80% population dakaroise sitting moom même bu ñu amee satisfaction Baye Amar moom daf ñuy abal moom dafay jóge AFTU mënatu ko gérer il est incapable moom ak équipe am ñu seet ñeneen seen biir ñu mën a gérer nekk à la hauteur mën ko doxal dinañu dox dem CETUD parce que CETUD aussi autorité centrale la am na droit si imposer patron les transporteurs là ne leen lii mooy cahier de charge bi def leen ko defuñu ko ñoom aussi ñuy seetaan suñ fa jugee nag si diggante boobu fekk weer di mat dara amul ñu xëy gaaree oto yëpp Dakar incha allahu rabbi. Modou Mboup dégg nga suivre nga élément bi lan ngay wax ak li nga doon plaider. xam nga déjà Amadou Samb li mu wax rek boo déggee waxam rek ci fin bi nga xam ni kii maîtriser wul lan mooy AFTU mais syndicat bi nekk chauffeur moom di dawal ci AFTU yaakaar naa ni su doon wax du waxee noonu ndax am na lu mu xam lu Samb xamul. AFTU association de financement la. moom mooy financer GIE yi. GIE yi financer transporteurs yi. kon AFTU la fay liggéeyee matul fukki nit. bam naan na président wu AFTU wàcc ci nii wala ci naa bu amoon xam-xam du wax loolu parce que président wu AFTU association boobu ay transporteurs da cee nekk mooy président GIE yi ci conseil d'administration bi état mooy membre de droit yi du ay transporteurs ak chauffeur ñooy dajaloo di fal président wu AFTU comme regroupement du noonu kon amu ci xam-xam président wu AFTU président GIE yi ñooy wote ak membre de droit état yi wote ñu fal ko muy joxe xaalis di ko fayiku AFTU du embauché kenn du dàq kenn ñooy liggéey bañ na ko ba moom session bi mu yor cabinet expert comptable la te loolu la ko état imposé muy saytu lépp loo xam ne lii mooy doxalinu AFTU bu ko dee moom day signé ci xaalis boobu nga xam ne état moo ko jël milliards yi di ko garanti ci transport bi mu di ko signé pour garantie boobu mu garantie transporteurs yi jaarale ko ci association AFTU boobu. mais Adama kon xamul fi muy waxee ci côté boobu. mais Adama mu ngi doon wax Ama Dia mu may ma tuuti rek doon day leer. li Adama wax moom la wax ci problème mu salaire yi. alors que yéen ba ngeen doon départ ci projet bi bañ doon départ ci projet bi. bañ doon départ ci projet bi dañoo waxoon ay grille salariale. est-ce que grille débat bi dina tàng nag. non xam nga dañoo waxoon ay yaa koy tàngal. non dañoo waxoon ay maa ngi ñëw sérieux. non dégg nga wax salaire yi moom man salaire yi rek laay wax affaire problème salaire yi kii nee na ku liggéey waaw léegi waxal si salaire yi parce que dégg naa da ngeen amoon benn cahier de charge boo xam ne banque mondiale dafa fixé woon benn barème salaire yi pour chauffeurs yi. danga may waaw lan moo tax loolu respecté wuñu ko. salaire yi mi ngi nii toog. waaw Samb waroon na toog fii. salaire yi li inspection joxe transporteurs yi ñu ngi fay de plus. ah bon. voilà man en personne maa jëkk a toog ak directeur u IPRES dégg nga kii inspection laaj salaire yi mu génne ba yegsi ci catégorie chauffeur jox ma li ñu war a fay ma ne ko monsieur le directeur mu ne ma ne ko lii de su ma ko fayee samay chauffeur bu subaa sama oto yëpp gaare kenn du ko xëyee ndax bii salaire mënta dundal chauffeur ak njabootam bu ca fayee lu yaas fa mu dëkk doo am lu mu yóbbante ca kaw ga
mu ni ma aha ma ni ko waaw mu ni ma ñaata ngeen di fay ma wax ko li ñuy fay mu ni ma pourtant booba la ñuy defar RN1 bi mu ni ma pourtant damaa yeb sama jabar mu ni ma ñii ngeen di défendre ñi nga jaar ci rag-rag bi xëpp la rag-rag bi sa wari indiscipline yi nga leen ngeen di leen protéger mu ni ko waaw mais loi moo leen ko jox moo ko waxee li may fay mu ni ma kon wut leen yari Dakar te teg leen ci yoon karawaasi leen ba ñu tegu ci yoon ndax loolu amuñu ko ñun dañuy dawal yërmande xam nga boo jëlee tey ration parce que moom du weddi ni may wax ndax chauffeur la mi ngi dawal ci aftu bokk ci see njàmbur bu ko defee ration yooyu ci la ñuy lekk par jour ci la ñuy lekk par naan ci la ñuy naan li ñuy jënd ci la ñu koy jënd muy chauffeur bi dere chauffeur bi loolu bokkul ci salaire bi di leen di fay par weer parce que il fallait que ñu def ko ndax car rapide yi ñu tàmmoon ak njaga jaay ñun noonu la ñuy doxee soo demee tey ci yeneen kuréeli société transport yi fi nekk chauffeur bi bu ndekkee fa muy ndekkee dañ ko koy bind bu weer dee bu fay ko génne ko ci enveloppe bala moo dem këram joxe ko ñun loolu amu ci am na ay motivation yoo xam ne dañ koy defal chauffeur yi du ñëpp nag. kon yéenay jënd parfois añ pour ñoom. dañ leen di jox oto bu nekk dañ leen di jox ration. loolu am na Adam. waa oto bu nekk dañ koy jox ration. chauffeur ak receveur dañ ñëwaat ñan ñoo amul ration. ñan ñoo amul ration ca nee naa war nañu xool ñoom parce que dañu am importance ci liggéey bi te ëppuñu ay salaire mooy régulateurs yi ak contrôleurs yi ak superviseurs yi ñi nekk cap trans amuñu ration mais chauffeur receveur moom kenn ku ci nekk booy xëy receveur bi bu wesee ba pare ration bi muy demee suba bàyyi nañ ko mu defal ko mu ne bu xëyee bu defee première waaye sax bu ñu taxawee di ndékki mu génne wàllu chauffeur bi jox ko génne wàllam def ci poosam may ma dégg nga Samb fi mu waxee dafa sartaak dugg fu mu warul dugg dafa waroon yem ci laaj contrat yi nga xam ne signante woon na loolu moom am na lu am la. signé ngeen woon protocole d'accord. protocole d'accord bi am na. mais lan moo tax bi temps bi passé may ma tudd rek syndicaliste la bi temps bi passé am na droit yëngalaat fuñ ci toll am na ñu def contrat am na ñu ko defagul matagul. lan moo tax ñooñu defuñu. voilà très bien xam nga contrat yooyu Samb ba léegi dafa maîtriser wul transport ndax nag du chauffeur te xam nga yow bu ma demoon ci beneen organe sax xam ne bu may wax lu ñu xam fi may wax mais yow moom xam nga fi may waxee moo tax yaa ngi ree xam nga transport boo ci duggee ca nekkuloo chauffeur nekkuloo transporteur at yu bari pour nga maîtriser secteur bi réalité yi ci nekk day jafe mais waa jii moom syndicat bi di chauffeur moom xam na li may wax dina ci xam dara buy dëggal mu dëggal buy weddi mu weddi mën naa weddi nag ndax kasketu syndicat mais secteur bi dafa am loo xam ni ci réforme bi ñuy def mesure d'accompagnement yi dafa am lu manque ci côté transporteur yi surtout di ko laaj depuis procès bi commencé yow xam nga ci dara Théodore muy ni mu premier directeur u CETUD ak premier président bi muy Ousmane Thiam di Latir Ndiaye ba ci Soudou Diagne ba ci Aline Thiam ba ci Birahim Aw mi fi nekk tey Thierno Birahim Aw mi fi nekk tey ñoom ñëpp dañ ci bind parce que dañoo bëgg professionnel bi professionnalisation bi mu dox ci yoon. mais est-ce que yéen du seen yenn morom yi nga xam ne dañuy bañ a respecté cahier de charge yi moo andil gàllankoor liggéeykat yi seen yenn morom yi nga xam ne duñu nangu fay traite dégg naa am na ñoo xam ne dañuy bañ a fay traite am na ñoo xam ne tamit may ma tuuti dañu am jafe-jafe parce que boo gisee 505 yi dañ ko fay ba mu mat afti jàppul benn oto tey bu ñu jógee fii mën naa la yeb sama oto yeb ko moom ñu dem ba afti ma woon la oto yu ñu jàpp war leen a jaay te seeni borom du ñoom lu ñu fayee kooku benn oto ñaari oto boo ko defloo contrat ëllëg afti jàpp oto bi afti si yoonam nekkul ci diggante chauffeur bi ak transporteur bi oto la lebal gaase ko turu afti nekk ci saa yoo matalee yaa ko moom location kër di bàyyi rek la soo matalul moomoo ko kon ci biir 5 ans yooyu ngay fay traite bi xamoo ko di nga matal wala doo matal nga def contrat bu ëllëgee ñu nangu sa oto mën nañoo jaay sa kër fayee ko travailleur bi benn CETUD di bind parce que exploitation bi mooy garantie bi état moo jël ay milliards garantie ko pour servir ko transporteurs yi pour ñu def création de emploi ñu d'accord ci 100% état def na effort pour encore satisfaire population bi
ak yéen may na leen ñaari yoon moratoire bu ngeen fay traité may na leen ñaari yoon moratoire dinaa ci ñëw te seen yenn gars yi di bañ di respecté banques yi ak contrat yi banga di ngay defee débat baaxul dinaa ci ñëw mais mon bu loolu dëgg la wala dëgg la waaye mais dinaa ci ñëw bul ma dog état bi mu defee loolu ñu sant ko gërëm ko mais ministre d'accompagnement yooyu Macky Sall tey mooy président de la République Abdoulaye Wade moo réalisé projet bi initiative yi socialiste la ku ñëw da nga ko kiyee Macky ñëw yokk ko ba ci région yi te bi mu nekkee premier ministre moo ko taxawal lii dañ koy taxawal ndax njariñu Sénégal la ñu créé ay emploi may ma tuuti rek may ma tuuti bu ma dox fi ma toll dafa baax léegi nag bu ñu ko defee ministre d'accompagnement yooyu léegi yow afti tey déplacement bi mu war a déplacer population bi ci déplacement rapide ci bu nekk ci réforme bi ndax transport rapide la ñu wax rapidité urbain léegi ñu dem mu mel ni afti bi mu ñu doog léegi Njaga Njaay fu mu nekkoon ci Sénégal rek na nekk DK ak na ñàkk a nekk DK ñëw na di doog a doog afti kalandoo yi bu ñu nekkoon millions yi kalandoo léegi fukki millions kalandoo moo am léegi ci ligne afti non dafa day am point yoo xamante bi ñu créé embouteillage suñu sëfoor léegi sëfoor bi mi ngi nii foofu maa leen di kaasal. non dinañ ñëw ci embouteillage bi déglu rek. taxi yi embouteillage bi dinañ ci ñëw. non déglu rek taxi yi dañ ci classe sociale bi yow loo gis. non da ngay déglu taxi yi dañ ni li ñu gën a neex boo paree. waaw dinaa mën a expliquer. nga tontu loolu ba mais yaa ngi yàq débat bi li nga xamante ni moo mën a nekk. léegi sëfoor bi parce que dañ tey ni sëfoor bi xam nga repos yi ngeen di wax naan sëfoor yi dañu sonn effectivement dañu sonn foofu laa la bëgg a leeral parce que ci réforme bi dañ ni lépp lu jógee Bargny wala Daaru Xan wala Yëmbal Kër Massar ñu ni 30 minutes la war a def moo ne ci cahier de charge bi chauffeur bi ñëw su ñëwee ci gare bi dafay amaat repos pause bu posé balaa muy départ ak dafa pause 1 heure de temps wala du moins 30 minutes départ 30 minutes mu dem léegi chauffeur bi day départ foofu ma la wax wala mu départ sax Nord Foire gii jëm Dakar mu def 3 heures de temps ci yoon wi ndax embouteillage te lan moo ko waral du oto yu bari ay kalandoo dong kalandoo rek particulier ñëpp a ngi def transport te loolu méngoowul woon ak réforme bi ñu indi ci transport bi kon léegi bu fekkente ne SIDIT mi nga xam ne mooy conseil exécutif de transport urbain taxawal assemblée plénière état Sénégal wàcc na police ne fa gendarmerie ne fa mais communes yi nekk fa loolu mooy assemblée plénière du SIDIT transporteurs yi nekk fa bés bu nañu xalaat ci loolu yan autorité ñoo jóg tey pour exécuter pour assainir secteur bi ñuy bind pour que rapidité bi ci transport urbain mën a dem Dakar dem dikk mën ko def afti mën ko def normal parce que ñoom ñaar rek ñoo signé convention pour def transport urbain de Dakar li nga wax dañ ko si nit ñi mën a dem ci yoon loolu moo amul transport dafa mais su loolu amulee nag ñun Sénégal di imposé ay contrat ay droit ay yooyu mais ñun dañ ko bañ parce que yoon moo ko joxe yoon moo nangu loolu dañ koy nangu waaye bàyyi sa naataango dañ may tontu ndax amuñu droit laaj yi transport daa am 3 choses li nga wax dëgg la qualité rapidité waaye nag benn affaire boo xam ne aspect boo xam ne est-ce que yow ànd nga ci yi muy wax ne waaw tey li mu wax ci wàllu ration yi ci laa bëgg a ñëw tey chauffeur dangay xool heure yi ñuy xëy lan lañ waxoon ñoom dañ leen ñaari chauffeur ñaari receveur ñu dem ba xëy na rek dañ ne ñoom li nga xamante bii buñ ko defee oto bi attanu ko mais lépp loo mën a gis tey ci wàllu transport chauffeur moo ko yore chauffeur ak lu mu mën di demee tey boo waxee yàlla xam ne chauffeur bi ni mu daan gisee boppam bu njëkk sax ci car rapide bi wala jaganjaay bi mënu koo gisee boppam ci tata bi tata bi lam ciy am ñu koy jox ration loola xam nga tey jëriñu ko lu bëri jëriñ na ko naam mais bëriwul léegi nag tey soo gisee ñu wax ma wax la ne sareet yi jëriñu chauffeur bi chauffeur mënoo ko mu toog di continuer mu ngi xëy ay 4 heures de matin bala ngaa wàcc 22 heures 23 heures embouteillage bi comme ni mu wax nii est-ce que am na paiement heure supplémentaire ak prime de risque yooyu yëpp amu ci te yooyu yëpp dafa waroon a am parce que tey contrat yi ñu wax tey ne moom la ñu waroon a signé ak contrat bi nekk Dakar dem dikk boo ko saytoo benn contrat bi la mais tey ñoom boobu ba léegi nag ñu ngi ci ak ñoom di négocier ci wàllu contrat IPRES ak caisse de sécurité sociale ak yooyu am na chauffeur yoo xam ne bi am na ko am na yoo xamante bi amuñu ko parce que man li ma lay wax dama ciy teg sama bët door koo mën a wax am na chauffeur soo xamante bi tey ku ci feebar am na kii seen banque bi trace bi mais am na chauffeur yoo xamante bi amuñu ko tey bu ñu demee ba lan moo tax amuñu ko lan moo tax amuñu ko seeni patron ñoo ko nanguta signé am na chauffeur yi bañ nag encore ni bëgguñu mais chauffeur boo ban chauffeur moom ngay gis ñu ne la sa soxna bu feebaree wala sa doom ñu mën la cee faj
yow 5000 francs bañ lay dagg te loolu war naa mën a tax mu wàññi te lan moo tax ñu koy bañ. tey njëriñ bi lañ xamul. tey sa salaire mu leer na la yow def nga bilan bi nga xamante bi bu weer deexee moom nga def. balaa le 25 a jot ci weer wi sa salaire moom jeex na yow yaa ngi xalaataat beneen salaire ba ca des. man dama koy kaas dama ne lu tax yéen nangu leen a jël safoor si ngeen di leen verser ñoom ñëpp banque pour ku ci am problème au moins nga dem nga mën faa leb parce que am na transporteur yoo xamante boo leen leboon tey 10 000 francs ne leen dama am problème sama soxna daa feebar nekk hôpital day bañ te kooku nga xool ñaata at mu def kook yow mooy xëy ci oto bi di la fayal traite guddeeg bëccëg mu ngi ci oto bi day continuer mu ngi xëy dindil boobu dindil fayal traite bi li nga wax yëpp d'accord daaj mais da ngay dindi fayal traite bi parce que oto bi du 5 ans yi 60 mois yi du weer bu nekk rek oto bi mën a fay traite waxagoo accident yi accident yi dinañ ci ñëw waxal sa côté rek waaw d'accord nag ma may ba léegi man waaw sama côté man li nga xamante bi moom la safoor si jànkoonte ci wàllu transport mais est-ce que du ci yéen parce que yéen wàllu accident est-ce que du ci yéen parce que yéen def leen xeexante seen njëkkante gis nañ bi amoon ci buun njëkkante ñaar nit ba tey xale bu ndaw lor ko safoor est-ce que du ci yéen parce que dañ ne wuudee nu mu la gisee noonu la est-ce que yéen gisu leen transport xam nga safoor parce que am bépp ngi di seetaan di safoor tey fi lay leere gis nga safoor mënul di xëy 4 heures du matin nekk ci tali bi continuer ci ñaata fan am na ci transporteur yoo xamante bi léegi lañ ko bàyyi mais am na ci ñoo xamante 25 jours lañu daan liggéeyloo 26 jours la ñuy liggéeyloo seen employé nga toog ko ci coussin bi amul repos am na ci transporteur yoo xamante bi tey ma neexoon jàpp ci tur mais léegi lañ ko bàyyi ñun seen syndicalistes yi bañ ko commencé kaas lañ ko bàyyi léegi ñu ne la da ngay liggéey temps de jour noppal temps de jour léegi chauffeur bi nga xamante bii dafa war a nelaw yow nga xëy am na chauffeur soo xam ne seen njaboot daanaka xamuñ leen te ñu ngi liggéey ci afti mënoo di xëy 4 heures du matin bala ngaa wàcc 22 heures 23 heures bala ngaa booy xëy sa njaboot da ngay nelaw bala ngaa yeewu ba ñu war laa gis xëy nga dem sa yoon kooku fan la lay gisee chauffeur xel la yor day nelaw am na chauffeur soo xamante bi accident yu ci ëpp tey chauffeur bi day sonn da ngay war a freiner sax doo mën a freiner ñoom dañoo xamul ne loolu du seen arrangement chauffeur bu sonnee na mu war a freiner oto dootu ko freiner la mu war a contrôler lu bëri dootu ko mën. Modou bëgg a jàkkaarloo mais bañ ngeen di wax accident yi yéen sas lu ñu mënul. bañ ñuy am accident lay wax sa chauffeur si loo xamante bi déglu man damay déglu chauffeur si ñoom ñi nga xamante bi ñoo yore secteur bi di liggéey lu employé nañ leen fay salaire bu baax chauffeur si gis seen bopp kon liggéey bi gën a dox gën a neex parce que ñoom duñu liggéey bi doxul le ndax chauffeur boo ci gis mu ngi reyante nu mu jàppalee patron bëggul patron wax ko lenn lu ko metti njëkkati bi ñuy gis nii yëpp pour ngeen am xaalis a tax mais yéen du ngeen gis loolu de. ah mais nee na ku wàcc dañ lay jox prime. non ñu ne dañ lay jox benn prime de kii ku meilleur versement est-ce que du loolu moo tax ngeen di reyante loolu moom dañuy wax rek am na chauffeur yoo xam ne bi dañ koy jox xaj na léegi mais loolu man leeruma ci chauffeur suñuy jox prime ak ñu joxut prime mais wàllu chauffeur moom dégg naa fi mu waxee chauffeur boo gis moom ak nu mu mën a demee waaw yéen ñi nga xamante bi yéen li nga wax bari na lu ma d'accord li nga wax waaw may ma nag dama laa déglu waaw li nga wax bari na ci lu ma d'accord bari na ci lu ma d'accord waaw boo ci d'accord rek ba ma waxee ma dinaa la wax fay traite bi waaw moom génneel chauffeur bi mooy dawle oto léegi-léeg nga gis oto bu accidenté te chauffeur ak accidenté borom dee na de lu mu fayee traite ba déglu ma rek lan moo sabab beneen bi xëy 4 heures de matin bi weddi naa ko te preuve yaa ngi nii nekk sama portable may ma tuuti oto yi heure yi ñuy xëy ak heure yi ñuy wàcc dara wumpuma ci départ yaa ngi fii descente yaa ngi fii ci sama portable bu ñu paree loolu kay dinaa la ko won may ma tuuti sama refet xam nga sa lu ñu jàppee heure mën naa la jox sama refet nga xool ko lu ñu jàppee heure nu ñu jàppee heure ok war na maa xëy départ 5 heures de matin mooy première départ bi xam nga service fan lay commencé yow mën ngaa départ sa kër di ñëw Walfadjri commencé la pointe il faut nga ñëw ba ci rajo bi am ci télé bi am déet 5 heures de pointe laa bëgg a xam dégg nga 4 heures de matin oto bu ko daw koy yëpp benn xam nga journaliste waaw xanaa de sant ak ngërëm mais nag xam naa ne yow dinaa la dugal xeer parce que
sa xam-xam dinañ ñëw parce que waxtu bi ni nga animé d'accord ma ci parce que sa déglu dafa des. maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp. di jégalu ci kàddu yu dëgër yi. waaw di